23 am na ñetti at ca Podor ndaw ya fa ne te bokkee ci kuréel gi ñoom ña ngay rëccu kon xaat lañ fi jëlee Abdoulaye Wade bu ñu xamoon nii la Macky Sall mel bon 23 juin du am mukk ci àdduna ci am ndaje mu yaatu mu doon amal ñoom ndaw M23 yi ñu ngi sàkku ci nguur gi rawatina njiitu réew mi Macky Sall mu bàyyi Karim Wade mi mu teg loxo ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi mu ci rotal moom Sidi Gueye ca Ndar ndongo yi ñuy jël daal leen orienté ci université virtuelle du Sénégal ñi ngay wéy di ñaawlu taxawaay kilifa yi ñu tuumal ne lañ leen digoon yëpp defuñu ko dàq ñu nag wàcc ci mbedd mi tàngal ko ba mu taal nga jël su fekkente ni seeni bourse ñeen amel fay ñu leen ko ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yi mu ci rotal moom Seydou Tall kon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. bisimila ci xibaaru digg bëccëg yi dañuy koy door rek làkk gu métti nga xam ne ni xew na ci suba tey jëlee fële nga xam ne nii moom moo dee ca Kaolack ca gox bi ñu naan kas nag benn kër moo fa tàkk ba jeex tàkk donte le nag benn bakkan rotu ci waaye la fa yàq moom ba ñu ko xaymaa toll daa nekk ci ay millions yu takku dañuy dem ca kas nag fekk fa Mamadou Makhtar Sarr. lakk gu métti lañu nemmeeku ci benn kër goo xam ne mu ngi nekkee ci quartier Kasnack lu tolloog ñetti néeg yoo xamante ne amoon nañ ay lal armoire ventilateur takk ba defub dóom koppar yi nag ñu koy xayma ci ay millions. ñetti néeg yëpp moo lakk ñetti néeg te néeg bu ci nekk am nga lal am nga armoire am nga télé am nga ventilateur ak salon bi moom tamit lépp gis ngeen ko nii. ëpp na ay millions ëpp na ay millions. ëpp na ay millions ndax gis ngeen xoolee double lii bee ngeen di gis xam ngeen lee xaalis la lal bele xam ngeen loolu xaalis la armoire am ak coiffeuse am ak matlaayam ak yëpp lakk nañ yeneen néeg yi itam li fi nekkoon yëpp lakk nañ au total daal ñetti lal lakk nañ fi ñaar yu mag ak benn bu ndaw ak télévision yeeg salon yeeg gis nga table kii yeeg yooyu yëpp dafa lakk. kii la xam naa court-circuit lay ne puisque ci kaw la kii ci kaw la tàkkee. ñi nga xamante ne ñoo di sapeur yi nag ñoo mujjee fay lakk gi ana lan moo ko waral nag ba léegi kenn xamagu ko donte am na ñu njortu ne courant la waaye li leer ba leer daal moo di police ubbi na ci ab l'enquête Kaolack Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi lay sant di lay gërëm arrondissement bu Saldé jàpp Kaskas démb ba ci ay takkusaan la ñu gëj a am courant et ci tamit ci la ñu gëj a am ndox askanu sonn nañu lool ba tax ñu sàkku ci kilifa yi ju jël ci lii ay matuwaay lu jëm nag ci xibaar bi dañ ci dellu soit ak suñu nattangoo ba fa nekk jamono ji di Abou Kane ca Ndar ndongo yi jël daa leen orienté ci université virtuelle du Sénégal ñi ngay wéy di ñaawlu taxawaay kilifa yi ñu tumal nii lañ leen digoon daanaka defuñu si dara dàquñu nag wàcc ci mbedd mi tàngal ko moom ba tàng jër su fekkente ni seeni bourse yu ñu leen amel fay ñu leen ko teg ci jox leen seeni ordinateur Seydou Tall moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. autorité bi lu mu ñu waxoon gisuñu ci dara ñun nag ay ndongo lañ ay gone lañ déglu nañu toog taaxirlu waaye taaxirlu bi dafa yàgg boobu tey amul dara lu jeex fii nii ci école de l'élevage bërëb bii nii ñuy wax ak yéen fii la ñu daje woon ak ministre ak le coordonnateur national de l'université virtuelle du Sénégal ñu wax ak moom li nopp mën a dégg mu wax ñu ne yéen ñii kat da ngeen gën a war a fas jom parce que lii ñi mu jaar ñuy jaay ay éléphant blanc waaye boobu ba tey amul dara lu mu ci def ci li mu wax ñun ay ndaw lañu ay nañu ay waajur yi nga xamante ne ëllëg ci biir ñun la ñu yaakaar te pour yaakaar boobu noonu mën a matee il faut que ñu am une très bonne formation te ñun ñii loolu la ñuy laaju ñu leneen nañu ngir bu ëllëgee ñu mën a taxaw suñu bopp taxaw suñu réew taxaw suñu waajur ñun nag aussi dañu seetlu ne que injustice bi am au niveau de l'enseignement supérieur étudiant université virtuelle bi étudiant comme étudiant yi nga xamante ni ñoo nekk ci yeneen universités yi parce que mënuñu comprendre que waa UGB wala ñeneen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci yeneen université bi jot seen bourse ba tey jii nii ñun ñi nekk ci université virtuelle du Sénégal jotuñu bourse ba tey jii nii aussi ñun dugguñu ci ay ENO yi espace numérique ouvert xamuñu aussi fan la ñu war a mën a jotee suñu ay machine pour jàng ci machine yooyu noonu machine bi mooy suñu outil de travail parce que université virtuelle la ñu wax donc ci xarala yu bees yi la ñuy jàngee ci la ñuy sàkkoo xam-xam te ci xarala yu bees yooyu noonu ci la ñu war a sukkandiku pour jàng xarala yu bees yooyu noonu Banque africaine de développement muy BAD accompagné na État du Sénégal à hauteur de 2 milliards de francs CFA pour que étudiants université virtuelle yi mën a jàng nee nañu nag machines yi ñu ngi fii lépp pare na bu leen neexoon tey ñu ne bis bii la ñuy jàng waaye loolu ba tey defaguñ xam nañ ni pare wuñu dañuy tappale ay tappalekat lañ
léegi nag dañu bëgg ñu fay ñu suñu bourse ñu jox ñu suñu ay machine ñu daal ñuy accompagner. mu wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Seydou Tall bés bu dellu si dañu koy màggal M23 am na ñetti at ca Podor ndaw ya fa ne te bokk ci kuréel gi ñoom ña ngay rëccu xar rek lañ fi jëlee Abdoulaye Wade bu ñu xamoon nii nag la Macky Sall mel bon 23 juin du am mu ko ci àdduna ci am ndaje mu yaatu mu doon amal ñoom ndaw M23 yi ñu ngi daal sàkku ci nguur gi rawatina njiitu réew mu Macky Sall mu bàyyi Karim Wade bàyyi Fou Malade yi mu teg loxo ndax lañ leen toppee dara amu si sunu xibaar yi weesu dégg ngeen ci kàddu yi mu ci rotal moom Sidi Gueye ay jàppante yu metti am biir ca Dakar Plateau Forondo Diop si ñoom ñoo fa doon jàmmaloo Forondo Aliou Ndoye mi maire ba woon bilan bi nag diis na ndax mairie ba yàq nañ ko lim bu takko ci ay doomi aadama jot ci jële ay gaañu yu metti bañ rawal leen l'hôpital muy nag loo xam ne ni Aliou Ndoye ñaaru na ko teg ci jox baaraamu tuuma Diop si ne luy njig njàkk moom mooy njàkk Aliou Ndoye ñu teewlu ko ci micro Youssoufa Diatta. xew tey moom gàcce daal laa fi gis lu ruslu dama gis ñoo xam ne dañu dem dugg ci kër yi ba tey xam seen bopp xam sa bopp nag moo gën ñu la koy wax te dama jàpp ne ñooñu dañ leen wax ñooy ñan ci biir kër yi désarroi boobu moo indi tey amul leneen lu leen dese lu dul violence. Diop Sy depuis 1996 mu ngi ci mairie bi fii may wax ak askanu Plateau Diop Sy conseiller municipal Dakar Plateau la keroog bi ñu fi defee vote ma gagné ko doon maire keroog la gëj ci mairie Plateau yi boppam donc moo ko yitteel du askan bi wane na ko tey encore. joxe na beneen firnde li ma ko firndeel mooy moom ci boppam ca lañ ma wax xam nga démb la tàmbale démb ay nitam jaar nañ fi def provocation waaye ñu ngi fi woon la ñu bëggoon amul ñu dem dégg nga jàmbaarloo am na fi xale yi tas leen ñu dem tey ñu organiser waat ñëwaat dégg naa ci côté bi fii lañ leen toggal añ fii la ñu añee donc ñu organiser seen i samba booy moom ci boppam nee nañ ma mu ngi teewoon fii muy benn ñaareel ba xale yi laa xuñu ay casquette am la ñu sol ay drapeau am la ñu yor ñu nekk fii jàkkaarloog mairie bi jóor koy xeer police ñëw ñu taxaw jàkkaarloog police bi kon kay loolu du ñu filmer xale yi photo nañ kii yor nañ filmer loolu amul lam-lam samay responsabilité naa ko jël ba mu mët sëkk. mu waxoon loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Aliou Ndoye Diop Sy nag tontu na moom yëkkati na ay kàddoom daal di weddi la nga xam ne nii Aliou Ndoye wax na ko nee na jàppante yi kon sooke wu ku dul Aliou Ndoye moom la ci boppam Diop Sy ñu teewlu ko ba tey ci micro Youssoufa Diatta. Aliou Ndoye bu fekkee dafa nekk responsable am na loo xam ni moom moo ko waroon daw ndax lu toll ni mairie mënoo jël ay doomu aadama ñu sol say t-shirt nga jël leen teg leen ci kaw étage yi ñii nekk ci kaw terrasse yi ñii nekk ci biir bureau yi kenn ku nekk yor sa ay paquetu xeer ay nit di fa jaar di dem di def porte à porte xam na ñun dañuy porte à porte xam na ni bu ñuy porte à porte ful la ñuy nekk parce que bu ñu nekk porte à porte on est presque 600 personnes yuy dox. mairie bi romb nañ ko ñetti yoon bi ñu commencé campagne ak léegi kenn sànniwu fa xeer kenn toju fa bu jël kenn def fa dara dama ne moom moo waroon responsable parce que moom moo jël ay xeer jox ko ay goneem solo leen ni t-shirt ñu jël ko dañ leen a photo télévisé leen damay wax ni dugal nañ ko ci site internet yi daañ leen ko jox ngeen génnee ko comme moom day wane li ñu yàq day wane la moo tax ñu yàq ko il faut que nit ñi xam ndax la demee parce que bu ñu sànniwul woon xale yi xeer ñuy dox seen ñu sànni xeer xale yi du ñu riposté xale yi nag ku leen sànni ñu fayu ku leen sànni dañuy fayu duñu leen bàyyi ñu toj seen bopp wala ñu dàmm leen tout simplement pour le plaisir parce que benn waay nee na dafa bëgg ñu victimiser ko dama ne Aliou Ndoye na xam ne que mënul victimiser boppam fii jarul xeex ñun dañuy wax ne que joxante loxo jàmm gën ay kon ñun avant campagne bi la ñu wax nit ñi que jàmm moo gën ay. loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Diop Sy njiit réew mi Macky Sall ñu ngi koy seenu ëllëg ci talaata ji fële ca diwaanu Podor ay tànki nemmeeku la fay amal donte le parti politique ya fa ne te féete ci kujje gi ñoom dañoo gis ne Macky Sall dafa jóg ngir politique ci beneen wàll wi ñii di béykati soble yi ñoom ñu ngay daas fanaanal mboolem seeni jafe-jafe moom la ñuy am yéene àggee ko njiit réew mi Macky Sall dañuy dem ca Potou fekk facile ña ren ci mbayum soble bi ñu góob lu nga xam ne mësuñu ko gis ci Sénégal 250 000 tonnes tax ba état bi ne day def feetu soble bi ca Potou ci diwaanu Louga. ñu dem Potou président de la République dafa décider def le 24 juin une fête exceptionnelle pour production bu am ren ci soble. ren nag ci wàllu production ak sax ci wàllu commercialisation ñu gis que mbayum soble mi def na ay jéego yu am solo teewul am na ay jafe-jafe. waaw jafe-jafe moom am na mooy suuf yi nga xamante ni moom la ñuy bay doyul te nag ay gan
yu fiy dugg si di jot ci suuf si au détriment ñi nga xam ni ñoo fi dëkkee loolu ay jafe-jafe la am na jafe-jafe ci wàllu encadrement mais surtout am na jafe-jafe aussi baykat yi nga xamante ni pour ñu am ay jiw am semence am engrais dañuy obligé dem leb mutuelle yi lebi banque yi taux yoo xam ni dafa diis gann ci ñoom ba nga xamante ni dañuy làqatu sax. at yi passé avant 2012 CNCA moo ñu daan lebal xaalis ñu ciy liggéey waaye depuis 2 ans ak crédit yooyu dañ ko arrêté parce que ñun li ñu yoroo CNCA ci xaalis dafa bari mat na 300 millions ba CNCA arrêté na accordé ñu ay crédit. ñu yaakaar ne bu président ñëwee fii nag war na gën a dooleel mbay mi gën a fexe ba jeunes yi mën a jot ci financement yi mën a liggéey ndax marché ambulant yi nekk Dakar ñëpp dana mujj ñuy dellusiwaat fii ci mbay mi. nañu fi indil ay techniciens yu am solo nañu fi indil garañ gu baax te jàppale ñu ci financement. pour saafara jafe-jafe yooyu tax baykatu soble yi ne bu Macky Sall ñëwee Potou naam daanu feetal soble bi waaye daan ko wax mu teggil baykatu soble yi seen bor yi. ma bëgg nag bu président ñëwee mu bàyyi xel baykat yi xam ne ku leen bëgg a dimbali da nga leen di jéggal si bor yi dañoo bëgg bu ñëwee mu éponger bor yooyu bu ko defee producteur daañu gën a mën a noyyiwaat gën a mën a amaat meneen xel jéem a liggéey tey jii mbay mi ni ñuy mi ngi gelé importation à temps kooku ñu ngi ko ci sant ñu ngi ko ci gërëm mi ngi koy bàyyee tam ba nga xamante ni leer na ni soble bi jeex na muy doog a nanguwaat importation bi am. Macky Sall nag di ñëw Potou ci jamonoy campagne électorale am ñu jàpp ne dafa bëgg a mbubboo soble bi pour def campagne électorale déguisée. waaw am na ñuy jéem xëy na xalaat campagne électorale déguisée ku toog xëy na sa salon nag à Dakar wala Ndar mën nga xalaat loolu. mais baykat bi nga xamante ni fukki at yi passé dañ daan tabax di dem Makka kenn mënatu ci tabax kenn mënatu ci dem Makka ndax soble bi jaratul woon ndax importation dafay bari ñaari at yi moom mu gis ni bi ñu bloqué importation yi jàppale baykat yi ñi ngi am na mi ngi développement mi ngi feeñaat ku ko wax campagne électorale déguisée moom du la déglu sax. Louga Achille Niang rajo télévision Walfadjri. jaajëf Fasil Niang ñu ngi lay sant di lay gërëm nataali candidat yi xëccoo ngi jiite mbir yi nee nañu xuus ci biir dëkk bi mbedd yëpp taf nañu ay affiche ba ci miiru almeer yi yóbbee nag askan wi yëkkati seen i kàddu ñuy sàkku ci politiciens yi ñu xoolaat kon nañuy doxalee ndax lii kat dëppawul ak civisme gi nga xam ne ni gaañ ñu ngi koy wootee taf affiche baax na lool waaye ak barab yi ñu koy tafee te lii nag jot na sax kilifa yi jël ci ay matuwaay Ramatoulaye Baax moom yi kanti reportage. ci jamono ju metti ji chauffeur yu nekk ca garage bu stade Léopold Sédar Senghor waxatuñu dara ndaxte seeni ay bus la ay politique campagne bi. am na ñu fi luye transport bi moom xaw na cee yokk tuuti la parce que ñu ngi ñuy luye fan yëpp parce que am na yeneen bit yu ñu déclaré waat ay le 25 yooyu parce que ñun moom ñu ngi ci. bu Yoff ay bind fees dell ci mur bi di ab bërëb boo xamante ni askan wi jàpp nañ ne waruñu ko woona boole ci bind yi jëmale ci campagne électorale bi. miiru armeel yi moom la ñu waroon gën a sax teddal que ñoom ci boo xam seen kër yi waroon nañu woon a xam ne li ñuy def jaaduwul waaye ñoom seen campagne bu ñu xasee ba commencé moom lu jaaduwul rek la ñuy def. affaire àdduna rek moo tax ñu koy def jaru ko waruloo ñëw ba foo waxee ay nit a fa tëdd ngay ñëw dafa def bind say tur kii diw la moom jaru ko. ci Dakar ay mur yu fees dell ak ay photo candidat ak i tamit ay bind di ab mbir boo xamante ni day ñaawal xaru kanamu Ndakaaru ñenn ci askan wi di koy ñaawlu jàpp ne yenn yi ñàkk xam sa wareef la. civisme bu ñuy wax nii dañ koy jàng rek pour tëj ko ci ay kaye jànguñu ko benn yoon duñ ko sax réviser parce que bu fekkee ne loolu la nit waroon na woon xam ni dëkk li ñuy góorgóorlu li naan damay dem bitim réew parce que foofu moo gën a rafet ñooñu lu ñuy def. ñun buñ ko defoon fii suñu kër suñu dëkk kenn du fi jóge tilim la ndegam lu ñu mënta def affiche yi miir yi dafa am miir yi nga xam ne dañ ko war a afficher gi ñu wax c'est pas normal ça di afficher ci miir yi. xool miir yi topp di saldal ci dëkk bi du dëgg du yoon. ngir dakkal mbir yi nag ñenn ci askan wi bëgg ñuy tekk amende ñenn ñiy def ñaawteef yi ñuy ñaan candidat yi ñuy jëfandikoo panneau publicitaire yi. panneau yi daal moo gën ku nekk nga fay sa impôt dem di fay foofu di afficher foofu. kooku état bi moo ci war a jël matuwaay jël mesure. nag ku ñu jàpp nga bind ci miir yi ñu sanctionné la kon su boobaa du am. kan mooy dindi photo yi ak bind yi gannaaw élection locale yi muy ab laaj boo xamante ne askan wi yëpp ñu ngi koy laajte.
Ramatoulaye Ba ñu ngi lay sant di gërëm campagne électorale yi doon tere ci sunu mbokki chauffeur si rawatina dawalkati bis yi doon tere lañ leen di fay taxu koy demee noonu waaye waxtu nekk politiciens yi ñu ngi ñëw di leen seet si muy nag loo xam ne ni ngëneel gu mag la ci ñoom mais mun a jàlloo doxantu ju woon na ci stade Léopold Sédar Senghor ñu teewlu ko ci reportage. ci jamono ju metti ji chauffeur yu nekk ca garage bu stade Léopold Sédar Senghor waxatuñu dara ndaxte seeni ay bus la ay politiciens loué ngir campagne bi. am na yu ñu fi loué transport bi moom xaw na cee yokk tuuti parce que ñu ngi ñuy loué fan yii yëpp parce que am na yeneen vite yu ñu déclaré waat ay le 25 yooyu parce que ñun moom ñu ngi ciy jàppale daal tuuti dina kii mais ñoom donc li ñu war a fay lépp lu ñu ko fay moo tane na dafa tane mais li ñu war a fay lu ñu ko dañuy ñëw xool oto yi bu ñu xoolee oto yi confort ñu am ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw fii ay étudiants lañu doon ñëw bu ñu yóbbu ñu jël ñu. chauffeur yu malien yi ñoom nee nañu gisaguñu kenn ku loué seeni ay woto ngir campagne fii nag moom wax dëgg yàlla comme li ñu ne élection yi ñun kenn jëluñu fii nen parce que suñu oto yaa ngi nii taxaw demuñu fenn ñu ngi dégg nag location yi am na fii ñu ngi leen di jël mais ñun moo wax dëgg yàlla suñu oto depuis ñu taxaw fii kenn ñëwul fii ne ñi dañoo bëgg location pour dem ci élection yi wala leneen xëy na dañoo am seen i copains yu yor oto wala ñu yor seen i oto yu bopp mais pour l'instant moom kenn ñëw fii ne ñi dañu bëgg location wala nii ak nii. yenn ci ay chauffeurs yi ñoom nee nañu yokkute am na ci ñoom ci campagne bi lenn moo ci xaw a ñuul moo di kaaru njaganjaay yi tàmbali yóbbu nit ñi campagne yi ndaxte mbir moomu le dafay wàññi seen am-am ci local yi. bàkk bi jëm na xibaar tàggat yaram yi Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ si àndal sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. ñu tàmbalee ko wàllu coupe du monde. waaw coupe du monde nag tey jii dafa am ñeenti match. ñaari match yi di am ci ñeenti waxtu même heure lay doon bu dégg nga ak match bi nga xam ne tamit bu ngoone la 20h programme bi nag nii la Australie Espagne ci wàllu poule B bi. Australie nag toog na Espagne toog na xanaa Espagne dafay bañ a ridicule rek ci coupe du monde bi jéem ci am benn point bañ a ñibbee ak xam nga rek 0 point. Pays-Bas Chili dañuy xëccoo kan mooy nekk pays ñoom ñaar ñëpp qualifié nañu match yi bu ñeenti waxtu jotee lay am. bu guddee nag 20h Cameroun Brésil Croatie Mexique Seydina Cameroun Brésil. xam nga ñu ci bare jàpp ñu ne que Brésil mën na toog tey mën na toog ñu ci bare jàpp ñu loolu mais am na lu mën a nekk la parce que booy xoolaat fii fu mu nekk nii Cameroun toog na ba pare bu Brésil amee défaite Croatie gagné Mexique dégg nga bu boobaa Mexique ak Croatie ñooy jàll. gis nga hypothèse boobu ma la jox Cameroun bu dóoree Brésil Croatie dóor Mexique Croatie ak Mexique ñooy jàll. waaw. bien que sax Mexique dafa am défaite. parce que Croatie day am 6 points nekk P Mexique am 3 points yaa ngi may comprendre léegi Mexique léegi Brésil léegi xam fan la. Brésil am 3 points ba Mexique dafa am goal average da koy rawee parce que dafa dóor Cameroun ñaata la ko dóoree 4-0. du gis nga moom dafa dóor kii Cameroun te kii dóorul Cameroun comprendre nga foofu lay problème bi di amee donc nag loolu moom mooy match bii Brésil Cameroun brésiliens yi dañ ci kii brésilien bu ñu buggee nekk pays ci seen poule dóor Cameroun waaye nag bu ñu amee benn poñ qualifié nañu boo moytu deuxième la ñuy jël kon nag nga xam ne match Cameroun Brésil match bu tàng lay doon voilà donc moom mooy ñaari match yi nga xam ne ñeenti match yi di am tey. yëpp dañ koy joué ci benn heure bi. mooy matchu poule B bi mooy commencé 16h. ñaari match yi. maanaam 4 match lay doon kon. 4 match. ñooy joué na même heure. non 4 match. 2 match yi ñooy joué même heure yeneen 2 match yi même heure. ok poule bu nekk day joué même heure. voilà noonu lay dem. léegi ñu ñëw ci Pikine mujjee nañu gàddu championnat bi. waaw xam nga Seydina Omar moom mooy jaleeru bi am solo bi rëy la AS Pikine def. dem ci jël le titre de champion du Sénégal guléet titre champion bi dugg banlieue
mosu faa dugg. kenn mosu kaa gagné banlieue même boo ko jëlee banlieue ba dem ba Tëngéej. ba dem ba Mbaaw dem ba Sébi. titre champion bi mosul dem foofu. kon daal AS Pikine moo def loolu. AS Pikine moo def loolu. def na jaloore bu am solo daan ci kii nga xam ne moom mooy sunu or ñaari bal ci dara ñu ñëw ci résultat yi. résultat yi lii la joxe gis nga AS Pikine moo daan sunu or ñaari bal ci dara. USO moo doon joué ak Jaraaf nag dafa doon yaakaar su AS Pikine bañ a am ndam moom mu am ndam mu jël championnat bi waaye nag malheureusement am na ndam waaye nag Pikine dafa gagné. Casa Sport moo daan Olympique de Ngor Casa Sport léegi mooy 3e ci classement bi waaye nag Port day joué tey dinañ ci ñëwaat Touré Kunda Jàmbaar 0-0 championnat bi nag tey lay officiellement lay tëj. jeex mooy ci ñetti match yi mu ngi nii Yégo Linguère Stade Demba Diop. Duc Port Stade Demba Diop ak NGB Stade Demba Duc Port bu amee ndam rek day nekk 3e Casa moo fa nekk gum waaye moom bu amee ndam rek day ñoo nekk 3e Casa nekk 4e donc nag loolu moom mooy li nga xam ne moo fi lu sa woon waaw ci wàllu tàggat yaram waaw jaajëf kon Cheikh ñu ngi lay sant di la gërëm moom Cheikh Ahmed Tidiane Gomis dig daje incha allah rabi kon ci xibaar juróom-ñaari waxtu yi ci yeneen xibaar yi soxal wàllu tàggat yaram kon mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbiseek yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey jii la altine comme ni ñu koy baaxoo di defee ci altine ju ne xibaar yi soxal wàllu koom-koom dañ si ànd ak soxna Ndeye Fatou Ndiaye. mbokk yi dalee nag jàmm ci seen xibaar yi koom-koom. ab commission buy tënku ci wàllu koom-koom di ko liggéey fële ci assemblée nationale di pencum ndaw réew mi ab rapport la ñu jébbal askan wi liñ ci tënk nag moo di ICS de industrie chimique du Sénégal ak SUNEOR suñu deful ndànk dañ naan ràpp seen i këru liggéeykaay yooyu delloo seen i caabi ndax jafe-jafe yu tar yi nga xam ne moom la ñuy jànkuwanteel ngir am ci ay leeral dañuy teewlu Ramatoulaye Ba. ñii di commissaire yu économie générale bu assemblée nationale di wane seen njàkkare ci secteur industriel bu Sénégal ñoom ñu ngi xamle ne bërëbu liggéeykaay yi ci mel ni bu SUNEOR jege na tëj ndax bëri na ay bor yi ñu yenu te itam ñenn ci liggéeykat yi ñàkk nañ seen liggéey ci weneen wàll gi nag ñoom commissaire yi di xamle ne secteur bu tourisme ak hôtellerie tamit am nañ ay jafe-jafe kii di jëwriñ bi yor wàllu koom ak finance nag di firndeel taxawaayu nguur gi ngir wut ñeneen ñu mën a jëlaat entreprise yi ngir saafaral leen seeni jafe-jafe moom Amadou Ba di wax ne sax door nañ ci ay jéego ngir sukkali entreprise yi bu ci mel ni bu ICS. yaakaar mën nañ ko am nag su fekkee ne jël nañu sunu xam-xam daal di ko jébbal lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ñu gën ko xam ci industrie culturelle loolu mën na jur xaalis ndaxte ci ay xayma gis nañu ne fukki at ak lu topp ngi nii jafe-jafe mu di crise mondiale bi am laalul ñetti secteur ci àdduna wërngal këpp benn bi di wàllu jëndu arme yi maanaam armement way fipp yi xam nañ ci dara waaye itam lu jëm ci wàllu lekk gi di agroalimentaire ñetteel bi di industrie culturelle maanaam lu tënku ci aada ak cosaan ñetti secteurs yi amuñu benn jafe-jafe fukki at a ngi nii donte crise mondiale am na ci àdduna wërngal këpp ngir am ci ay leeral dañuy teewlu waxtaan wiñ ci sekk ak Siré Sy nekk koo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu koom-koom di ab consultant. Siré Sy yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllu koom-koom nga nekk ci consultant dañu bëggoon waxtaanee ak yow lépp lu aju ci wàllu koom-koomu culture maanaam aada ak cosaan comme ni ñu koy waxee ci suñu réew yi. kenn umpalewul ne réew bi ëpp alal ci àdduna États-Unis comme que moom ci wàllu aada ak cosaan boobu ci la tënku waaye ndax mën nañ ko waxal réew mu mel ni Sénégal. waaw dina xaw a jafe tuuti ñu waxal ko comme réew mu mel ni Sénégal nga may ma rek ma fàttali que ni tey jii li ñuy tuddee industrie culturelle dafa nekk secteur boo xam ne boo xoolee ci koom-koomu àdduna bi 100 yoo jël mu ngi ciy représenté 4. et que boo xoolee ci fukki at yi ñu weesu nii dafa am ñetti secteurs yoo xam ne pratiquement ñu amuñu crise mooy affaire jaay armes yi mooy affaire industrie agroalimentaire ak industrie culturelle mooy secteurs yi nga xam ne ñoom amuñu benn jafe-jafe disons fukki at yi génn yëpp quoi secteur yëpp am nañ jafe-jafe ba mu des ñoom et que secteur bi ñuy wax nii muy industrie culturelle en 2012 am na croissance am na yokkute boo xam ne à hauteur de 7%. c'est que li nga wax effectivement dëgg la boo demee koom-koomu Amérique mi ngi wékku ci benn levier bu ñu tuddee industrie culturelle dont
te li gën a fës ci ñoom seen industrie culturelle mooy industrie cinématographique boo gisee mu mën a demee noonu dëkk bu mel ni Amérique c'est que parce que ñoom dañoo xam gëm ni industrie culturelle maanaam industrie culturelle sax de manière globale industrie la boo xam ne dafa important comme ni industrie finance amee solo comme ni industrie automobile amee solo comme ni industrie alimentaire amee solo ça veut dire que ñoom jàppuñu ni rek ne affaire culture affaire divertissement la affaire foo ak kaf ak ree la mais dañoo jàpp ni ab secteur la boo xam ni mën nga fa am xaalis bu bari et d'ailleurs ma wax la ni soo xoolee ci àdduna bi ñi nga xam ni en termes de revenu ñi ëpp alal ci àdduna bi boo leen xoolee ci secteur yi ñuy évoluer mooy secteur sport ak secteur de la culture ñi revenu yu gën a bari ci foofu nañ nekk donc boo demee dëkk yu mel noonu mais soo ñëwee ci suñu dëkk yi ay Afrique de manière globale ñoom ni ñuy jàppee culture mooy affaire kaf ak ree la ak foo ak yooyu maanaam booy xool sax boo ñëwee ci Afrique francophone ñoom dañuy wax culture mais soo demee ci côté Afrique anglophone ak le monde anglo-saxon on parle d'industrie culturelle et da ngay gis différence bi ça veut dire que ñoom ci espace yooyu dès le début dañoo intégré ni affaire bi affaire business la d'abord art la naam art la mais aussi business la or ñu suñu environnement dañoo jàpp ni rek art la mais du nekk business loolu moo tax souvent ngay gis fii artistes yi ak acteurs yi en général duñu mën a vivre de leur art comme ni ñu koy waxee duñu mën a dundee seen ñaq parce que ñoom fii dès le début dañoo génne affaire business ci art bi jàpp ni affaire fool ak kaf ak reer rek mais dama bëgg ñu xam ni actuellement dañoo nekk ci benn monde boo xam ni mondialisation lañ koy wax économie de marché ak loo mën ci def te soo tegoo ko ci lu ñuy tuddee benn business model pour que mu mën a dem d'abord sur le marché local ensuite dem sur le marché international di nga def créer sonn ci trop mais ñeneen ñooy ñëw jël ko jëriñoo ci am ci ay koppar yow daanaka doo ci am dara. léegi yan jéego lañ mën a dox pour lu jëm ci wàllu aada ak cosaan muy culture boobu ñu fexe ba mu jur koom bu bari. waaw xam nga fii ci Sénégal d'abord li ñu war a njëkk a def mooy ñu fulaal secteur de la culture ça veut dire que première rupture bi ñu war a mën a def rupture conceptuelle la maanaam rupture conceptuelle mooy lan mooy Sénégal waratul sax di wax culture rek mais dañu war a wax léegi culture et industrie culturelle comme ça bu ñu ko waxee dans la symbolique nit ñi dañuy xam ni affaire bi du rek affaire de culture mais aussi d'industrie culturelle deuxièmement nguur gi aussi war nañu xam ni secteur culture ak industrie culturelle secteur bu ni secteur agriculture mbay mi napp bi secteur finance bi secteur mine yi noonu ñu amee solo ci koom-koomu réew bi noonu la ñu war a comprendre ni secteur industrie culturelle noonu la amee solo ci koom-koomu réew ma jox la benn misaal soo xoolee tey jii secteur bi ñuy tuddee industrie culturelle li mu mën a jël ci chômeur li mu mën a jël ci ay liggéeykat amul beneen secteur activité économique bu ko mën a jël parce que soo ñëwee ci industrie li ñuy wax industrie culturelle au moins di nga fa fekk lu mat fukk ak juróomi sous-secteur te yi beneen secteur économique boo dem mënoo fa fekk lu ñuy tuddee corps de métier lu mat ay fukk ak juróom donc en terme de volume mën na ko en terme de volume d'employabilité tey jii boo xoolee réew bu mel ni Sénégal li ñu koy ndamee ci àdduna bi ak li ñu ko gën a ràññee ci àdduna bi bokk na produit culturel am yi muy teg ci marché mondiaux yi et c'est tout à fait regrettable dëkk bu mel ni Sénégal ak nit ñi ni leen yàlla mayee ñu am énergie créatrice c'est-à-dire que culture dee ci seen xol ci seen deret ci seen yaram dëkk bu mel ni Sénégal faaleeluñu industrie culturelle te pourtant industrie culturelle moo nekk secteur bi nga xam ne moo ñu gën a jox ndam à travers le monde d'ailleurs à travers Léopold Sédar Senghor. li lañ leen indiloon ci seen i xibaar yi koom-koom di ñaanal équipe technique yi ñu ci bunge woon Ramatoulaye Sall Diop Mame Sidi Diop Junior Thiam ak Ibou Ngom di leen di ñaanal ay bésu jàmm bi nu dëgmal incha allah. jërëjëf soxna Ndeye Fatou Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm comme ni mu ko waxee rek dig daje incha allahu rabbi ba altine ak jàmm ci yeneen xibaar kon yu soxal wàllu koom-koom àgg nañ ci sunu njombaxtalu xibaar li ci yéene kaay yi la ki ko nafar soxna moom Xadi Ñax la.
mbokk yi agsi leen jàmm Macky Sall su muusoon am xel day sàkku ci man ma daal di koy xelal ngir mu àggale ay projet ma te bu ko defoon dinaa ko jàppale waaye li mu bëgg mooy di ma xeex mu di xët mu njëkk ne kaay bi di Walfadjri journal bi ne Abdoulaye Wade moo yëkkati yile kaddu ginnaaw ba mu doon amal ab marche bleue ni ki démb ci mbedd Ndakaaru yi ngir rek jàppale ay mbëru PDS ci local yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak itam jàmmarloo ak kujje politique bi Abdoulaye Wade ci Observateur dama bëgg a won askanu Sénégal yépp ne Macky Sall tekkiwul fi dara lu aju nag ci at doom ji di Karim Wade Abdoulaye Wade ne xam na ni procès bi du mës a am te ne nag su ko neexoon neex naqari procès Karim Wade du fi mës a am ndax am na kàttanam am na mën-mënam waaye nag du ko def ndax dafay seetaan Macky Sall bi nga xam ne dina bàyyi Karim Wade ba noppi daal di jéglu askanu Sénégal mu ne nag Macky Sall jamono ji am na lu ko doy sëkk moo di coowal ArcelorMittal Sud Quotidien yi Wade nag pareegul ndax niki tey ci altine ji ña ngi koy séntu ci ndargee ci moo fa amal beneen marche bleue ci bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaale Abdoulaye Wade dafa bëgg a battre campagne ci wetu candidat PDS bi di Ahmed Fall Braya te it am na yeneen xibaar yoo xam ne dañu ni Abdoulaye Wade nganam gi ca ndargee ci mën a nag yëngal Macky Sall ba mu dem moom it ca ndargee ci ngir rek daal di fay battre campagne boobu le populaire daal di ne ay bésu mujj bi nag bu ñu moywul fitna dina gën a jolli journal bi ni cadence bi ci wàllu violence bi dafa accéléré bu baax ndaxte Médina jaare ko ci Gibraltar fii ci Ndakaaru ndiki nag démb fitna bu métti lañ fa nemmeeku woon ci diggante militant yu taxawu Ndakaaru ak waa Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne rek ñoo fay xëccoo mairie ba jamono ji ndax ay nervi di ay ndaw yoo xam ne ni dañu yore ni seen i ngànnaay ñoo doon buur di bu mi di def lu leen neex ba ay jege ñaan li maire sortant bii di nag Cheikh Ahmadou Bamba Fall ñu ci bari si ñoom dañ caa amee ay gaañu-gaañu ba ñu rawal leen ca l'hôpital enquête ni violence bi jamono ji mooy battre campagne ndax ca tëngee ca ñi nga xam ne ñoo ànd ak kii di Badara Mama Yacine ak ñi ànd ak Serigne Mansour Sy Djamil ñoo fa doon jaamarloo bu métti journal bi ne ñi ànd ak kii di Mansour Sy Djamil dañoon amal ab caravane ci mbeddu tëngee ci waaye nag ba ñu accès ba ca daluwaayu maire ba ca quartier Fass ay jiyee na ki ndaw dañoo nag tàmbale woon di yuuxu ca kaw turu Badara Mama Yacine ñi ànd ak kii di Mansour Sy Djamil bu bésu ñàkk mënatuñ ko woon dékku ñu daal di nag dugg ca seen daluwaay boobule daal di leen di songu yàqate fa ay sièges yu bari toj fa itam ay vitre Siwal Quotidien Plateau Wakam ak Grand Yoff fa la raay ba téenee journal bi ne ca Plateau dañoo rajaxe la nga xam ni moo di mairie ba ca Wakam nag ñi ànd ak kii di Jibril Ndoy ñu gën ko xam ci ak ñi ànd ak kii di Samba Bathily Diallo ñoo fa doon jaamarloo bu métti benn kër sa dañu koo yàqate daal di koy tojatee lu aju nag ca fitna ba nga xam ne ni moo am ca Grand Yoff dafa dépassé kii di Khalifa Sall nekk maire sortant bu ville bu Ndakaaru dafa ni Grand Yoff boobaa léegi am na ñaar fukki at ak juróom ñu fay voté waaye nag fitna bu métti bi ñu fay neemee ko jamono ji loolu mosu faa am ñu naan di wax ci leneen waaye nag bi yoon di coowal Cissé Lo direct info ni xalif général kuli Mouride di Serigne Sidi Mokhtar daal nay àddu ci mbir yi nee na nag Cissé Lo saagawul benn yoon ki nga xam ne rek moo di Serigne Abdou Fatah Mbacké yëpp la saaga waaye nag xalif fi daal dinay ñaawlu tojate ak yàqate ak ni ñu taalee kër kii di Cissé Lo ndax nee ne ñi def jëf yu ñaaw jojulee dañ koo déggalul la ndax kan moom saa su nekk dafay diggee lu aju ci wàllu jàmm ak dal fii ci biir réew mi observateur ni xalif général kuli Mouride mere na loolu kii di Cissé Lo ginnaaw ba ñu lakkee këram Macky Sall dafa yebaloon ab délégation ci Touba ngir bu ko defee rek askanu Mouride mën a jégal kii di Cissé Lo waaye nag délégation boobulee ba ñu agsi xalif ba nag daf leen a dumóoyu waaye yéene kaay bi di réew mi quotidien dafa ni Cissé Lo nag daal dinay jéggalu askanu murit yëpp te nee na nag képp koy taalibe mu fexe bi daal di koy jéggal ndax kat julit waru tooñ moroomam libération ni Cissé Lo jéggalu na askanu murit yëpp waaye nag ci ay xibaar dañu ne député bi di Abdou Lahad Seck Sadaga moom moo jënd enregistrement ba nga xam ne nii Cissé Lo ci la doon yàq lu mel ni xeme kii di Abdou Fatah Sadaga dafa jënd enregistrement ba def ko ci ay CD wasaare ko ci biir Touba Le Quotidien ni doomu aadama yi nga xam ne ni ñoom lañ tegoon loxo te ñu ne ñoo taal kër Cissé Lo ñoom ñëpp na dañ leen daal di bàyyi te moo naa day cour d'assises lañ leen waroon atte waaye nag ñu ngi leen bàyyi ginnaaw ba jënul bu ñu denk kaaraange bi réew mi bàyyi ko ca Touba Walfadjri ne coowal Cissé Lo nguur gi nag daf cee deltu ginnaaw bu baax a baax ndax ka ndaw ñi nga xam ne nii ñoom lañ teg loxo seen yeneen ni natango dañ doon xupp ne altine tey ji dina nag dem ca commissariat spécial ba nekkee ci Touba fees fa dell ngir jàppale seen ñooñ ya nga xam ne nii ñoom lañ teg loxo waaye nag jëriñ gi nga xam ne moom lañ dénk wàllu yoon di Sidiki Kaba dafa xam ne nag lii bu ñu def leen nag mën na fay yee fitna moo tax mu daal di saako ngir ñu daal leen di bàyyi ñu wax ci tàggat yaram ak yéen kaay bi di waa sport bu ñu wax ci ndamu AS Pikine bi nga xam ne ni nekk na champion du Sénégal ginnaaw ba mu ko doon rêvé ci atum 1968 ak léegi kon nag daal dinay door ñi nga xam ne ñoo di waa Jaraaf wàlluku lamb sunu lamb moom wax ci li nga xam ne nii moom la ñuy ruumandaat ci ni ñuy joxee titre roi des arènes ci diggante 1984 ba 2014 Mor Fadam dafa ni faaw ñu ormal sart yi nga xam ne moom lañ fi teg sukkandiku si ni ñuy joxee roi des arènes Thierno Ka nekk vice président bu njëkk ci biir CNG
CNG bi moom nag ne ni amul benn compétition buñ fiy teg ngir rek joxe titre roi des arènes waaye nag Gaston Mbengue moo tëj wax ji ndax kat ne ni dafa gisul sax lan moo tax ñu war fee nekk di fi laam-laamee roi des arènes ak ni ñu koy joxee yéen du leen jàmm. Khady Niakh ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi ba muy yemb soxna Penda Diallo Gueye soxna Aïssatou Diagne soxna Abindour Aladji Ndiaye réalisation Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Sinamor Ba ñu di ñaanal mucc gu sax tànda xiwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal yendoog jàmm.